Aïcha mu ngoo ko jàngat bi fas yéene teew grand bourba ma jox la kaddu gi nga fas yéene lalal tapis rouge doyen Abdoulaye Cissé. waaw doyen moom dem mi ngi woon ci terrain bi ginnaaw bi ñu ko nuyee waxtaan wi nag mooy li xew démb Abdoulaye dinañ ko jàngat ci biir ak ci biti li ci njëkk mooy li ko indi d'abord mooy cause yi ko indi parce que Ousmane Sonko convoqué nañ ko mu war a wuy ji juge d'instruction 8e cabinet jóge këram 9h di dem jaar ci yoonam ne moom avenue Cheikh Anta Diop la bëgg a jaar kilifa yi ne ko doo fi jaar corniche bi ngay jaar ñàkk déggoo am fa ba mujj gi ñu mun koo jàpp ba fitna ji daal di am est-ce que loolu mënoon naa ñàkk wala déet. Chérif bu doon guléet la ñu convoqué leader politique de premier plan mu war a wuyu ji yoon xamuñu nu muy def ak yooyu wala xamuñu nu ko nit ñi di jàppee ñu ne peut-être am na lu ci berte mais réew mi fukki at yu mujj yi ba lu ko jiitu sax leader politique de premier plan yi yëpp jote nañu fi ak yoon ñu woo leen président Macky Sall en tant que premier ministre wuyu ji na fi yoon commissariat central defe naa nit ñi ko gunge tax na moom xaarloo na sax ña ko doon war a déglu parce que mbooloo mi bari na bari boo xam ne nii heure ba romb na waaye nag ñu xam ne mu ngi ci yoon. nit ñi ko topp aussi seen coobare bopp la. ñu ne dañuy gunge suñu leader. te tant que tojuñu xëy na am nañu ci droit. Idrissa Seck ku nekk mu ngi koy fàttaliku. woo nañu ko fi muy wuyu ji ay mbabooram topp ko. gunge ko. Karim Wade moom xaarloo na juge bi juróom-ñeenti waxtu sax cortège am mënul yegg. Khalifa Sall moo ci mujjee mais dossiers yëpp liewuñu ko parce que ay dossier politique la ak yooyu mais ci ni nga xam ne noonu la ñuy convoqué kàngam politique mu war a wuyu ji donc dañu war a jàng aussi ci expérience. Ça ne veut pas dire que démb mënuñu woon a xalaat teel a anticiper ci dispositif boo xam ne danañu jàpp ne Ousmane Sonko ay nitam danañu ko gunge kan moo sañoon a toog xalaat ni Ousmane Sonko moom rek mooy jóg génn këram di romb nit ñi ku nekk toog sa fenêtre di ko xool muy dem parce que am na lu ko fi jiitu 8 février bi mu ngi ci xel yi ba léegi boobu moom sax moo woote woon résistance bii defeewu ko ni mu ko wootee woon mais nit ñi sañoon nañoo njott ni ala kulli xaal danañu génn pour gunge ko loolu nag ñaar moo ci mën a nekk wa ilaa gunge bi ñu encadré ko jël ay disposition ba du am benn gàllankoor parce que moom li yittee ñi ko woolu mooy mu yegsi ci ñoom donc gëw ma ni danañ gàllankoor sax wuyu ji bi mais ci bataille de communication bi kii bu ne non xam naa ni fii bu ma fi jaaree dina am lu ma fekk préfet Dakar bu ñëwee moom it ne ci kilifteef gi ma doon man it am na ay information ni fii bu ngeen fi jaaree dara mën na faa xew état moo warula wàcc responsabilité gis nga lii responsabilité état souvent mooy nga xam ni gàllankoor mën naa am nga teggi ko teggi bi nag du xëtt droit wu jàmbur responsabilité bi nga am état am na doole boo xam ne bu yëgoon ni université bu ñu fa jaaree dana am incident mais état mën na jël disposition yoo xamante ni mais kenn du yëngatu bu ñu ko bëggee mën nañu jaar fu leen neex te dara du fa xew loolu mooy wax ji mais boo bëggee yow booy lijjanti problème toujours fell ci droit wu jàmbur mais évidemment du ngeen déggoo parce que doole bi nga am moom nga war a mën a régler problème yi nga xam ne moom la Sénégalais di jànkonteel parce que doole boobu ñun ñoo la ko jox préfet moo sañ démb bu doon sécuriser cortège Ousmane Sonko bu dee université Cheikh Anta Diop la jalonnement bi jiitu ñu tëjloo nit ñi ñu tëjloo boutique yeeg yooyu le temps que ñu romb loolu état moo ko sañ mën na koo def bu ko situation bi laajee mais fenn ci droit wu jàmbur pour yow mën a assumer sa responsabilité souvent dafay niru lu ñuy xoxotal ak teg nit ñi doole te jaay doole boobu nekkatul perception ci réew mi xam nga loolu mooy wax ji am na loo xam ne bu ñu ko nangoo démb nangu ko barki démb te ñenn même acteurs yi la amul dara lu war a mën a tax ñu koy bañ tey dara soppeeku fi ci acteurs yi ci fee yi ak ci doxalin bi li fi soppeeku rek mooy la nit nangu woon démb ba koo bañ tey te loolu dafa bëri lu muy xew tey président Macky Sall amul lu mu waxul ci bi muy wut nguur mais tey li mu wax genn wàll gi nit sañu ko wax ci waxtaani biir néeg sax nit sañatu ko wax parce que waxtaani biir néeg léegi dañ ciy jàpp nit waxtaani biir néeg nga wax ak sa nit
ngeen waxante dañ la koy reprocher léegi waxante ci téléphone mais loolu finalité bi mooy nit ñi dem ba tiit ba ku ne ragal a wax ak nit tel te loolu mooy lal on n'a pas peur de le dire aujourd'hui loolu mooy lal régime dictature mooy dem ba tiital nit ñi ba liy seen sañ-sañ sax duñu ko ñemee def amaana nag di méngale réewum Sénégal ak yenn dictature yi amul mais liy raam fa la jëm bu nit ñi demee ba manifester nga gis ay ponkal yoo xam ne duñu ay alkaati. waaw mooy nervi yi bëggoon nañ ci ñëwaat. mais loolu réew mi fan la toll ak fan la ñu nekk ba ministre de l'intérieur di layal loolu ne duñu ay nervi luñ ciy dégg kon ay alkaati lañ. te de nervi du ay alkaati. nee na duñu ay nervi ci lu ñu liir bu dul ay nervi kon la ay alkaati est-ce que réew mi toll na foo xam ne fu ñuy yore ay alkaati yore ay yet. loolu tamit jar na leeral. ndax tey suñu charte réew am na fenn foo xamante ne si bind nañ fa ne alkaati am na sañ-sañu yor cour parce que bi jamono di dox ba tey xëy na ñun barki démb lañ fi judd mais mosuñoo dox ba gis alkaati bu yor cour. non civil ou pas. xam nga loolu Adja Astou heureusement ñu mën koo faxas rapidement alkaati moom ak cour loolu leneen lay niru. heureusement tolluñu ci réew moo xam ne suñu police ay gourdin lay yor gën kaa 10 matraque la waaye loolu day am lu mu àndal ba ñu mën laa identifier li gën a nekk problème bi mooy mënoo exercer une violence sur des populations te ñoom mënuñ laa identifier parce que xalaatuñu li mu mën a jur. imaginez réaction wu ñi nga xam ne ñoom lañ doon xooxatal bu fekkoon ni nekk nañu en groupe aussi bu fekkoon am nañu jéngu seen biir parce que mën na nekk ñooñ ñuy wax. bu ñu wàccee ci seen oto 5 10 lañ. mais mënoon nañoo tombe foo xamante ni mbooloo mii bu ñu tombeek lii nii ñuy gis mbooloo mi da nga yaakaar dañuy daw pour 10 personnes lan moo ciy juddoo te nit ñi léeg-léeg dañuy am kersa ci tenue dañuy am kersa ci uniforme léegi la gis benn alkaati taxaw ci mbooloo mu téeméeri nit ñi am kersa ci tenue bi ba mu dóor nit. duñu fayu parce que aussi da ngay xalaat la cay fekk ëllëg mu jàpp nit alkaati da nga ko gis alkaati boo xam ne kamu poñe moo ko ëpp doole foofu mais tenue bi uniforme bi la ñuy warmaal te loolu waruñu ko wàcc dans le cadre d'un maintien de l'ordre bu dul sax tenue alkaati dañuy identifier au brassard maintenant ñi nga xam ne nii ñooy civil yi loolu seeni affaire la ça existe mais ñooñu bokkuñu ci maintien de l'ordre dañuy civilu pour def ay enquête ak yooyu sax dimbale ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain opérationnel mais yore ay cours di dóoraate da waroon a bàyyi lii yëpp manifestation yi lijjanti loolu. leneen tamit dinañ ko wax mooy jumtukaay yi nga xamante ni si gis na leen ñu di ko jëfandikoo te ñu njott ne ay jumtukaayu nguur gi la maanaam oto yi ñu doon jëfandikoo yenn ci ay oto yi. non xam nga li ñu mënul a nangu ay nit di def opération de police mooy maintien de l'ordre boobu. di tas ay nit di leen duma. jumtukaay yi yoo xam ne ni identifié nañu ko comme appartenant à l'administration mais loolu musiba la parce que loolu forcément kon am na kenn koo xam ne kilifteefam yegg na fa mu autorisé ko loolu warul mën a nekk ci réew mi. ñooñu amuñu xëy na sañ-sañu rek fekk ay oto yu gaare nga ñëw dugg dafa am ku la jox caabi am ku la jox essence am ku la jox jumtukaay yi ba nga mën koo jëfandikoo. non xam nga réew mi li problème bi astu mooy ñi féetewoo nguur gi. lu leen neex la ñuy def te dara du leen ci fekk waxuma ko sax ci cadre manifestation bi fii nit def na fi lu ne te dara fekk ko ci que féetewul ak nguur bu defee 10e bi ñu jàllale ko. wala ñu lijjanti ay mbiram sentiment de révolte. mais injustice moo lal sentiment de révolte injustice la loolu parce que injustice la ci ñi ñu koy teg mais injustice la ci koo xam ne ni amul sañ-sañu doxal opération de police di ko def même yow bu dalul sa kaw. image yooyu di ko gis ñun daluñu suñu kaw fi ñu toogoon fii ci télé beeg ci plateau rajo yeeg daluñu suñu mais image yooyu daf lay choqué. image yooyu daf lay choqué te nag. dootul lu ñuy lam-lamee parce que vidéo yaa ngi fi journaliste yi ko gis apparemment c'est assumé mais loolu dama lay jox exemple bu gàtt
exemple bu gàtt c'est bien bon souvent dañuy wax pays yooyu duñu France affaire Alexandre Benalla xam nga lan moo ko indi collaborateur président Macron la qui aime les affaires de police ak yooyu il va prêter main forte à la police ci benn manifestation 1er mai vidéo yi fii te ñu gis ko muy def opération de police bay duma nit mais loolu commission d'enquête parlementaire déglu nañu ñu jaarale ko mu ngi nii ñu ngi koy jaarale tribunal mais fii non boo ko defee bu fekkee ni mais gars yi nga àndal dara du la ci fekk. mais aujourd'hui l'État a quand même les moyens d'identifier ces mais personnes-là. loolu dafa yàgg mooy parti au pouvoir comme Ablaye. c'est pas un problème d'identification ces gens-là assument ce qu'ils ont fait ils se sont pas cachés. parce que booy nëbbu doo yor oto boo xam ne sax am na plaque wala da ngay jël fausse plaque nangam ak nangam xam nga nit ñi xam nañu pexe yi ñuy defee bu ñuy def dara loo xam ne ni lu nëbbu la non c'est un acte assumé te réew mi tolluwul foo xam ne ñuy bàyyi loolu muy jàll ak lu ko war a mën a justifier parce que am nañu police bu ñu yaakaar ni bu doy la am nañu gendarmerie bu ñu yaakaar ni bu doy la démb defe naa ni génnewul Ousmane Sonko moo gënoon a metti foofu ay opération maintien de l'ordre ci yenn endroit te def nañu ko bi ñu ko bëggee fii lu ñu bëgg a def am nañu moyens yi pour def ko parce que citoyens yi nag gis nga bu ñu xarab citoyens yi peut-être dans la foule il y a un peu de folie parfois te loolu la foule elle est folle xam nañu ko parce que mërirandoo yi ñooy bëri mais fii am na lu bëri loo xam ne nit ñi aussi am nañ ci retenu kersa nañu ko def man seede naa démb wax nañu ko en direct d'ailleurs ci rajo bi ci Auchan bi nga xam ne moo nekk ci Mermoz bi xale yi fàqee rond-point Stel Mermoz di dem boori université mais Auchan boobu mu njëkk nekk seen cible dañu tàmbali di ko xaañ di bëgg koo toj ñenn ci ñi nga xam ne nii ñoo nekkoon ak ñoom ñoo dem taxaw ne bu ngeen di xaañ aussi ñun ngeen di njëkk a xaañ loolu moo arrêté fii ba ñu commencé xeexoo sax seen biir parce que am na ñu leen doon xëcc jóge leen fi ñu toj ko ñu taxaw ñu avancé ci beneen banque bi nekk juste à côté parce que am na ku nekkoon ci kaw di filmer mu révolté leen ñu commencé di bëgg a sànni mais am ñoo xam ne très réfléchi taxaw ne du ci dal parce que day këpp suñu kaw xëy na loolu amul ci li ñu war a waxtaanee après ci yenn station yi mais dans la foule il y a toujours des gens yoo xam ne réfléchir nañ du côté de la police je tiens à le dire aussi c'était très chaud ci Stel Mermoz bi benn moment ñu taxaw benn moment am ku fàqee ci langu alkaati yi xëy na mooy seen chef di ñëw mais bi muy ñëw gis nga di pas yi muy dox ça a paru une éternité parce que la foule était excitée parce que dañu yaakaar ni day ñëw pour agresser leen wala dara mais alkaati bi dafa ñëw def nii loxo yi croiser loxo yi mbooloo mi di ko tàcc ba dañ ko naroon a tungoom sax mu ne leen mu won leen ni ñun voilà maintien de l'ordre bi jotewuñu yéen dara taxaw leen mais bàyyi leen yuuxoo yeeg sànni xeer yi lépp sago moo koy saaf mais bien sûr te loolu wane nañ ko à plusieurs reprises police bi aussi am na capacité def ko mais démb li ñu gis ci kilifteef gi la aussi parce que mënuñu comprendre yenn yi dafa laaj pédagogie laaj communication surtout du ñu xaar ba mu ne këtt ni jonn ñuy door a dafa mel ne Salit am na ci kilifa yi mooy Salit mais bu njëkk bi xoolal 8 février li ko indi yëpp ci li nit ñi comprendrewul ni policiers yii ñëwuñu pour jël si Ousmane Sonko ok loolu mooy lay final bi mais loolu dañ ciy teel a wax police am na possibilité jël parleur ne manifestants yi dañoo nekk ci nangam dispersé wu leen def pédagogie bu kenn demoon ne leen may nañ leen daal 10 minutes 15 minutes mais dispersé wu leen parce que dañ nekk loolu est-ce que nit ñi danañ ko bañ gëwuma ko. mais dig digal bi ñu décidé trouble à l'ordre public bi xawta gaaw tuuti. non seulement gaaw na demul trouble te tamit bu ñu xoolee ba ci biir loolu bokk na ci li yee daay gi. juriste yu maandu yëpp nee nañ la ñoom trouble à l'ordre public xamuñu mooy lan parce que xam nga lu tax dafa aaju rek ci sago ki la koy teg loi boo xam ne bu dee règlement la boo xam ne dafa aaju ci sago nit bi la koy teg gis nga réew mi tumuranke nañ lépp ba mu des texte yu leer yu baax mais lu aaju ci sago ki nga xam ne ni moo la koy teg kan moo décidé démb ni trouble à l'ordre public am na xëy na am na ñu jàpp ni yëf yi romb na dayo boo xamante ni jar nañu jóg ci mais pourtant bon sur le terrain peut-être eggaguñu woon foofu ba bi ñuy jël Ousmane Sonko am nay manifestants mais am na manifestation yu gënoon a am tension foofu te pourtant tojul jàppuñu ci kenn pour trouble à l'ordre public participation à une manifestation interdite ba bay jàpp Ousmane Sonko participer à une manifestation interdite ana ki organiser manifestation bi xanaa kooku doo ko bàyyi kon parce que ki participer mais ana ko organiser donc yooyu yëpp moo fi nekk mais li nga ciy dégg rek mooy li nga ciy dégg daal mooy
trouble à l'ordre public amul opposant bu ñu ko jiiñul fii ci réew mi. beneen bi. atteinte à la sûreté de l'État. Ablaye Wade. maanaam daal opposant bu ne. tegu na si kaw dañuy yaakaar ni ku mu tegu sa kaw ba sonal la boo ñëwee di nga ci jóg pour ne lii baaxul parce que lii lañ ma doon sonal mais ñoom contraire ba la ñuy gis comme lii lii efficace woon na pour xeex ma man tamit loolu mooy efficace pour ma xeex ñi nga xam ne moo xeex. beneen bi doyen nga may ma laaj la ko journaliste nga comportement préfet démb nan nga ko mën a gisee gis nañ vidéo bi chargé même y compris la presse c'est-à-dire loolu quand même journaliste yu bëri du ko ñaawul. moom sax gëm naa ni mooy li ma wax fii rek am na loo xam ne nit dana ko def te mama bañ koy def boo ko tegalee ëllëg mu ne du moom du reconnaître boppam loolu xëy na fa mu koy waxee yaakaar na ni moom ak ka mu koy wax ak yàlla rek la bu xamoon ni day génn du ko wax mais loolu moo lay wan ni responsabilité en tout moment en tout lieu dafa am nit ñi ànd ak seen sago loolu kenn mënu ko rafetlu gëw ma ni moom sax boo ko tegoon fii mu assumer loolu mënul nekk parce que loolu kenn mënul wax chargel ñoo xam ne seen liggéey la ñuy def loolu amul ci àdduna bi fu ñuy chargé loo ay journaliste bavure day am bavure mooy ñuy chargé boolewaale leen ci ok loolu bavure la mais intentionnellement chargé leen ñii loolu moom du wax bu ñu mën a dégg ñooñu nga xam ne sa ginnaaw la ñuy nekk loolu moom du wax bu ñu mën a dégg mais gëm naa ni sago bi ñu war a àndal ci moment de tension yooyu autant war na manifestant yi comme ni ma ko waxee fii ci manifestant yu doon xabtaloog yooyu ba taal benn garab gu taxaw condam jotewoo kenn dara ñu ñëw xamatuñu luy taal ñu taal garab gi xam nga loolu daf lay won ni réew mi toll nañ foo xam ne tey nit ñi non am nañu comportement yoo xam ne nii mais doo mën a comprendre on termine par la réquisition quand même de l'armée bon si sama souvenir est-ce que manifestant ci année yi mujj affaire yi tàng na ban mujj woo armée en renfort xam nga ñi doon wax ni non dara xewul réew mi non dara du xew parce que waaw c'est un oppose dugg fii def naa kilifa yi def réquisition pour armée bi peut-être mesurer nañu situation de tension bi te gis nga nag waru ñuy bàyyi ba adduna bi mbamb ñuy door a rendre compte ni ndeke yëf yaa ngi déborder parce que gis nga bu médias internationaux yi ñëwoon 2-3 reportages ci situation de tension bi gars yi gën a jël conscience yi mu ngi déborder mais ñun nañu xam li ñuy dundante ci suñu biir armée fii kañ nga gëj a dégg ñu ne woo nañu armée en renfort ci en milieu urbain nii à Dakar waaye yàgg na loolu dafa diis sax ci déggin armée parce que mooy dernier recours est-ce que egg nañu fa bu ñu fa eggul erreur la dugal ci armée bi bu dee egg nañ fa nag man tiit naa bu dee egg nañu fu ñuy woowee armée bi ci mbeddi Ndakaaru parce que ñun dañuy tukki am na réew yoo xam ne vraiment boo fa duggee da ngay bëgg gaaw génnaat parce que li ngay gis ci armée nekk ci mbedd yi ci rond point yeeg yooyu Sénégal eggagul woon foofu non gendarme yaa ngi ci rond point yi te yooyu ci at yu mujj yi la loolu amul woon bu njëkk mais xëy nga àdduna tey ni muy doxee ak xeetu terrorisme yu bees yi foog ñu fagandiku généwul kenn mais armée bu ñu ko woowee en renfort ñaar moo ci mën a nekk wa illaa pour tiital la xoxatal là c'est dangereux parce que dañ koy banaliser te banaliser baaxul ci dara parce que nit ñi buñ ko miinee yàpp ko tey bu fekkee ni dañoo woo armée parce que nit ñi parce que ñi ko def dañoo gis ni yàpp nañu alkaati yi yàpp nañ gendarmerie te jëriñatul dara boo ci boolee armée bu ñu ko yabee parce que bu ñu ko yàggee gis miin ko parce que bi mooy la deuxième fois bul fàttali boo leen di génnee pour dara nangam bu ñu ko miinee yàpp ko wa ilaa nag nga jàpp ni yëf yi débordé na en réalité bu boobaa nag jar nañu taxawaat xoolaat suñu bopp surtout ci mbir moo xam ne c'était évitable encore une fois li xew démb waxuñu mbiri dossier bu njëkk bi li xew démb c'était évitable ci réew mi ci kaw responsabilité yi ñi nga xam ne nii ñoo yor kilifteef gi la voilà responsabilité Ousmane Sonko dinañ ko établir ci yeneen i anam mais jàpp ni nit war ngaa tànn sa yoon booy demee parce que ci taarix la am na fi amati fi ñu nangul ko ay nit pourquoi ñu ko koy gàntal bu ko contexte woowee aussi ña ko koy teg nañ ci ànd ak sago mais ànduñu ci ak sago démb kenn du baare oto jàmbur sax mais ak oto xam nga yooyu sax déjà jaay doole la
voilà. xëy na doyen waxtu wi tënk nañu il faut ñu xuus tuuti ci gan gi mais xëy na fi ñuy jeexalee rek muy terme boo xamante ni defe naa ne il faut ñu koy delloosi di ko delloosi waat muy cette notion d'humanité ndax bu fekkee sago dafa jeex yërmande jeex cofeel jeex lépp jeex ci diggante ñaari nit yoo xam ne dañoo jàkkaarloo foofu c'est un retour à l'état animal. xam nga même ci biir néeg nit ñi bu ñu waxante ba waxante baat boo xamante ni ëllëg bu ñu juboo ku nekk am ci kersa war nañu koo moytu. lii situation yi day déborder boo xamante ne nii mais ëllëg ñi ko waxante mënuñu xoolante chargé Chérif Diop leer na ma ni sama gàmmu boobu di préfet Dakar vraiment relation humaine yu baax la ñu séq mais fa muy chargé Chérif jaa nga fa Chérif mii démb nekk reporter sur le terrain mais bu ñu chargé mais dara mais lu muy wax parce que responsabilité am la donc am na yoo xam ne nañ ko xool ci waxin ni ci doxalin ni parce que lii yëpp day jeex te ñu ni neen la ëllëg lii peut-être ñii xeex tey ñooy ànd ëllëg te bu boobaa seen toog du neex. jërëjëf doyen Abdoulaye Cissé comme ni ñu koy waxee rek kon ñu bàyyiwaat xel ci yërmande yar yitte ndax defe naa ni am na ci solo bu ñu demee ba xiiroo ngaayoo. Felwine Sarr quand même il a écrit un excellent texte Tout à fait. sur la démocratie à la dérive texte bu am solo la wax. suñu borom xam-xam yi la c'est bien qu'il s'exprime. voilà oui c'est très très important borom xam-xam yi wax kilifa yi wax ndax defe naa ne réew mi bu yàqoo ñun ñëpp la yàqul te kenn du ci mucc merci beaucoup doyen tout de suite nous enchaînons avec l'invité merci à vous chers téléspectateurs aussi.